asalaamaaleykum sama gars ñi tey le samedi 5 octobre 2024 dellu soit ak yéen seen actualité géopolitique mondiale waaye naa leen defal lu ñuy wax round up de l' actualité ndaxte dinaa cof tuuti ci actualité politique nationale bi nga xam ne am nay développement yu am solo yu ci am di ko tàmbalee kii nga xam ne moom lañ wax ne moom lañ doon njort ne moo war a wutu Hassan Nasrallah bi nga xam ne moo nekkoon njiitu Hezbollah nekkoon chefu Hezbollah te Israël faat ko ci semaine yi la ñu passé Hassan Safieddine bi nga xam ne moom moo doon nekk kay wutu tamit faat nañ ko ndaxte Israël yëgal na tey ne Hassan Safieddine faat nañ ko àjjuma mooy maanaam démb ci ay sox yi nga xam ne ñu ngi koy amal wala ay song yi nga xam ne ñu ngi koy amal ci fu ñuy wax sud Liban ginnaaw bi nga xamee ne Israël diir na chefu Hezbollah di Hassan Nasrallah da caa boole ay bombardement yu tara ci fépp fi nga xam ne sud Liban la ba lu mat presque million doomu libanais yi dëkk foofu noonu doxu nañ mooy maanaam jóge nañ fa leneen li nga xam ne aussi ñu ngi koy wax Israël mu ngi amal ay excursion terrestre mooy maanaam bàyyiwul benn yoon pression bii nga xam ne mu ngi koy teg ci Hezbollah ak ci lépp li nga xam ne njorta na ne commandement la wala chef la te ci même wàll bi aussi mu ngi diir fii nga xam ne moom mooy Hamas parce que Hamas tamit yëgle nañ ne Israël fàtt na seen beneen chef mu mel ni kon pression bii nga xam ne Israël mu ngi koy teg maanaam ñu muy jàmmar lool xam nga experts yëpp wax nañ ne mënul faagaagal Hamas loolu moom ba jant bi di fenk moom mënul faagaagal Hamas waaye néewal leen doole nekk na parce que Benjamin Netanyahu bu ñu koy dégg muy wax day wax di éradiquer Hamas ak Hezbollah waaye ñëpp wax nañ ne loolu mënul nekk waaye néewal leen doole mooy maanaam fexe ba ñu sëngeem loolu dina ko def parce que bu fekkee ne dafay diir chef yi di wàññi chef yi di wàññi chef yi pour organisation yi taxawaat mën a réorganiser waat wala mën a restructurer waat amaat doole amaat commandement loolu lu jafe lay doon parce que fu mu nekk nii dafa mel ni benn kuréel yi dafa mel ni bi leen li nga xam ne bopp bi nga xam ne mooy xalaat dañoo dagg bopp yi bàyyi yaram yi di ak tànk yi di def lu nekk seen pexe pour mun a mucc lii mooy contexte bi nga xam ne fa la Israël nekk ak ñu muy jàmmal lool ci bande de Gaza ak fii nga xam ne moom mooy sud Liban waaye dafa am benn coow li nga xam ne aussi moo dox parce que Benjamin Netanyahu nee na dina indil tontu kii di guide suprême bu Iran di Ali Khamenei ci song bi nga xam ne song nañ ko réewum Israël te nee na képp ki nga xam ne song Israël nañ la indil tontu ci loolu nag ñaari njiitu réew bi nga xam ne mooy Joe Biden nekk njiitum réewum Amérique moom dafa sàkku ci Benjamin Netanyahu mu bañ a laal lépp luy centrale nucléaire waaye nee na su ko soobee mun na diir lii nga xam ne moom mooy champ pétrolier wala dépôt gazier yi keneen ki nga xam ne moom mooy candidat à l'élection présidentielle di Donald Trump kooku moom dafa bëgg ñu laal lépp luy centrale nucléaire maanaam réewum Amérique bii nga xam ne moo waroon sàkku jàmm am ñoom doxuñu benn yoon ci liy indi jàmm mooy ñoom maanaam daal jàpp nañ ne kii di Netanyahu war naa mën a fayu ci lii nga xam ne gardien de la nation def na ko te bu ñu waxantee dëgg rek te yàlla tax Israël tooñ na Iran ay yooni yoon mooy maanaam faat na ay chef yu bëri gardien de la révolution yi nga xam ne ay commandement lañ Israël faat na ci benn si fii nga xam ne mooy Syrie mu nekkoon li nga xam ne Israël waroon naa mën a indi Iran waroon naa mën a indi tontu parce que non seulement réewum Amérique moo njëkk a faat kii nga xam ne moo nekkoon chefu gardien de la révolution ci Irak ndaxte Donald Trump moo joxoon autorisation bi kii di Benjamin Netanyahu aussi faataat na beneen chef ci fii nga xam ne moom mooy Syrie yóbbaale doomu aadama yu bëri ñu ne déeta waaye mu faataat chefu Hamas ci fii nga xam ne moom mooy Téhéran te fa nga xam ne fa la ko gardien de la révolution dalaloon ñu ne déeta waaye mu continuer di sappe lépp li nga xam ne mooy kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ñoom la Iran di dooleel muy jàmmarloo ñoom jàmmarloo bu tar lii nag moom la ñuy wax boobu ba léegi mën na nekk li nga xam ne mën na jur conflit majeur ndaxte bu fekkee ne njiitum réewum Amérique di Joe Biden moom nee na Benjamin Netanyahu laal lépp li nga xam ne na fayu bu muy fayu na laal lii nga xam ne moom mooy champ gazier ak pétrolier yi keneen ki nga xam ne mooy Donald Trump gën a bëri fitna gën a bëgg fitna nga xam ne moom moo def lu kenn deful parce que bu mu nekkee njiitum réew si la jël capital bi nga xam ne waxtaan moo ci amoon consensus moo ci amoon ci mbootaay xeet ak àdduna bi yépp mu ne Israël léegi Jérusalem mooy doon sa capital ci li nga xam ne kenn andi coon ak moom te loolu nekk ba tey moom nee na nañ laal centrale nucléaire yi waaye am na benn commandement adjoint bu gardien de la révolution yi nee na Israël bu juumee ba laal soit seeni centrale nucléaire wala mu laal lii nga xam ne mooy seen dépôt gazier lépp li nga xam ne champ pétrolier la ci réewum Israël dinañ ko def dóom te am nañ ay moyens yi nga xam ne mën nañ koo def xam ngeen ne dôme de fer bi ñëpp wax nañ ne nekkul li nga xam ne lu infaillible la ndaxte am na ay failles ndaxte ñoom 200 missiles yi nga xam ne ay missiles balistiques la te Iran am na ko am na ci nga xam ne ay missiles supersoniques la ndaxte bu fekkoon ne drone yi nga xam ne moom lañ njëkkoon sox drone yi ay waxtu lay def
missiles yi ay 10 minutes 12 minutes lañ soxla pour yegg si seen destination mais maanaam bu ñu leen soxee ci réewum Iran lu mot fukki minutes rek dugg nañ fi nga xam ne mooy territoire israélien te ñoom nee nañ bi yoon lépp li nga xam ne Israël am na ko ci ay champs pétroliers gaziers nañ ko détruire te xam ngeen ne wax naa leen ne Israël moom maanaam dépendre lu bëri ci occidentaux yi parce que Emmanuel Macron wax na ne dafay maanaam arrêté munitions yi nga xam ne ñu ngi ko doon jaay réewum Israël lu mat ay 100 000 te wax naa leen ne aussi réewum Angleterre mu ngi dakkal coopération bi waaye loolu mënul gàllankoor Israël parce que Israël déjà moom lépp li nga xam ne moo téye koom-koomam wax nañ ne defaru ngànnaay ci la bokk ak li nga xam ne moom mooy technologie de pointe lu ñuy wax ay start-up kon àdduna bi fu mu jëm nii nekkul li nga xam ne lu baax la mooy maanaam à tout moment yëpp mun naa basculer te du yem sax ci guerre bi parce que wax naa leen démb ne Iran moom moo téye fu ñuy wax détroit d'Ormuz lépp luy pétrole luy jógee Émirats luy jógee Arabie Saoudite luy jógee Koweït foofu lay jaar te ñooñ bu ñu ko tënkee rek déjà pétrole bi yokk na de 4 points wax naa leen ko jógee na $73 dem ba $77 le baril lii wane ne bu fekkee ne guerre am na soo moytul comme àdduna bi moo nar a nekkaat jafe-jafe parce que déjà beneen axe bi encore am na jafe-jafe mooy fii nga xam ne mooy opération spéciale bu Vladimir Poutine bi nga xam ne moom tamit mu ngi xuus saa su nekk am na nag ñu ma doon laaj ndax fan la mbirum course bi mujjee Volodymyr Zelensky barki démb dem na fii nga xam ne mooy Suni mooy zone bi nga xam ne moom moo gën a jege course te foofu la logistique bi nga xam ne soldats ukrainiens yi soxla nañ ko fa lay jaare maanaam ba tey may wax ak yéen samedi 5 octobre soldats ukrainiens yi ñu ngi toujours ci bërëb bi ñuy wax course te jóge guñ fa léegi nag xam ngeen ne mbir mi dafa mel ni yittalagul Vladimir Poutine ndaxte moom boo xoolee nangu na dëkk bii nga xam ne moo gën a am solo muy Vuhledar te nee nañ Kupiansk moo nar a topp ci lii nga xam ne moom mooy maanaam Donbass bi donc bu fekkoon ne lii nga xam ne ay 1000 est-ce que ay gën a 1000 kilomètres carrés lii nga xam ne jot nañ ko nangu ci course te ñoom récupérer nañ benn pàcc bi parce que ci 90 points yi nga xam ne nangu woon nañ ko zone yi nga xam ne nangu woon nañ ko daanaka armée bu fédération de Russie récupéré woon na lu mot ay 4 ci zone yi nga xam ne nangu woon nañ waaye boobu ba léegi nag amatul benn communication buy jëm ci fii nga xam ne moom mooy course waaye Volodymyr Zelensky dem na fa dinaa leen tafal photo Volodymyr Zelensky bu muy seet soldats yi ci dëkk bi ñuy wax Suni sës rëkk course te foofu la logistique bi di jaare di jëm fii nga xam ne moom mooy maanaam course léegi nag pour dellusiwaat pour tënk damay ñëw indi actualité politique nationale xam ngeen coowum réewum Sénégal mu ngi mel ni tulleeg male jëm ci lii nga xam ne moom mooy note bi nga xam ne Moody's amal na ko Moody's dafa dégradé notu Sénégal mooy maanaam da koo téq te wax naa leen ne Moody's moom mooy jëm ci lépp li nga xam ne ay réew dañ koy leb di xool ndax réew mii leb am na la mu fayee ki ka lebal loolu mooy rôlu Moody's léegi nag note bii nga xam ne moom la réewum Sénégal perte ñaari poñ la parce que dafa jógee BA1 ñëw B1 liy tekk ne réewum Sénégal maanaam kopparam ak gafam dëgëratul maanaam dafa nekk réew mi nga xam ne foog ñu taxaw ko foog ñu surveiller ko pour ba yëf yi bañ a di ñax saay ndaxte lu ñuy wax solvabilité amatul ci réewum Sénégal leneen li nga xam ne aussi mooy défaut de paiement saa su nekk mun naa jot réewum Sénégal léegi nag kii di Cheikh Yérim Seck moom moo waxoon ne maanaam lii le fait que ne Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu wax ne dañoo salfaane chiffres yi moo jur lii yëpp waaye xam ngeen ne réew boo ko jotee dafay laaj nga xool li nga jot lan la te état des lieux dafa bokk ci lu ñuy wax gouvernance ñoom nag nee nañ ñetti weer yi nga xam ne la ñu arrêté travaux yi ci littoral bi mooy maanaam Dakaaru Njaay bi nga xam ne dafa am ay mbir yi nga xam ne yu lëntaloon ñu xañ askanu Sénégal yépp no képp kuy sénégalais ñu xañ la sa littoral ñoom ñu ne dañuy càmbar loolu ñu ne loolu bokk na ci liy faagaagal économie réewum Sénégal mu mel ni kon économie réewum Sénégal BTP dong moo koy doxal loolu lañ wax nee nañ daal ñetti weer yi nga xam ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa wax ñu arrêté lépp luy travaux ci littoral bi pour ñu càmbar ku moom ak ku def ak ku deful loolu moo tax ba ñoom ñu jàpp ne loolu bokk na ci li gàllankoor koom-koom réewum Sénégal waaye dafa am benn mbir bi nga xam ne mooy mbir mi ëpp solo FMI bii nga xam ne moom mooy maanaam saytu moom tamit lépp li nga xam ne ay bor la seen Sénégal dafa génn félicité gouvernement bu bees bii ci politique yi nga xam ne mu ngi koy amal ba mu toogee ba léegi te loolu dafa nekk un fait inédit ndaxte nee na son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye mu ngi coopérer rek ñoom pleinement ba ñu toogee ba léegi tegal nañ leen lépp li nga xam ne fekk nañ ko ak ci audit yi nga xam ne ñu ngi koy def pour wax lan mooy état réel du koom-koomu réewum Sénégal laaj bi dafa waroon doon
si bor bii nga xam ne moom la ñu wax ne moom la réewum Sénégal am mu nekk 15 000 milliards de francs CFA xam nga dama ko arrondir parce que 14 900 et poussière la ma arrondir ko ak 15 000 nguur gi ñëw jël nguur gi mois de mars ñu def passation de service avril ak léegi ba octobre yaakaaruma ne mot na juróomi weer ñu ngi dugg parce que tey la 5 octobre ça veut dire que ñoom ñu ngi ci juróomi weer pile poil ndax juróomi weer yi nga xam ne yow yaa ngi càmbar mun nañ ne lii xew ci réewum Sénégal ñoom la parce que ñoom ñoo arrêté travaux yi ci littoral bi ñoom ñoo xamul lu ñuy def te ñoom lebaguñu ay bor yi nga xam ne mën na toll foofu noonu nekkul lii nga xam ne dañoo càmbar la fi nekkoon depuis 2019 lañ wax ne audit yi 2019 la ba 2023 donc bu ñu nee audit yi 2019 la ba 2023 ça veut dire que ne gouvernement bu bees bii nga xam ne moo fi toog lépp li nga xam ne dafay xew laalewu ci dara parce que balaa ngaa tàmbali di doxal maanaam foog nga def état des lieux waaye am na benn mbir bi nga xam ne mooy mbir mu ëpp solo te yaakaar naa ne gouvernement bu bees bi war na cee mën a génn ci bu gaaw lu tax xam ngeen ne déjà boo ne da ngay def lu ñuy wax transparence mooy maanaam lépp li nga xam ne koppar la réewum Sénégal am ko ak fa muy dugg nga fexe ba mu nekk foofu mu nekk place ba mu war a dugg xam ngeen si suñuy politique yu clientélisme politique ak politique yi nga xam ne système da ko doon amal yàq xaalis dafa bëri woon mallette d'argent yi nga xam ne doon dem à gauche à droite teraanga yu ñuy maye marché de gré surfacturation yi loolu boo ko assainiree yaakaar naa ne du ñu yegg sax 2025 mbir mi dina mën a suppeeku bu fekkee ne Ousmane Sonko politique yi nga xam ne mu ngi koy wax mooy def de réduire les dépenses de l'État du Sénégal te loolu mu ngi ciy pexe ay poches yi nga xam ne mën nañu faa économiser koppar bu bëri parce que lii politique d'austérité cote la laaj maanaam soo assainiree finances yi xool kan mooy dépenser lan ak fan la jëm fexe ba yow sa train de vie nga wàññi ko mooy maanaam ministre yi nga xam ne week-end yi du ñu yóbbu seen oto wala lépp li nga xam ne daal bokkul ci gouvernement bi doo ko dépensé yaakaar naa ne saafara mun na am ci bu gaaw a gaaw mooy maanaam audit yi bu ñu génnee ba ñu wax entreprise nationale yi nga xam ne nguur gee ko moom ak lii nga xam ne ay recrutement yu excessif lañ parce que gis nañ avant ñii di dem dañoo recruter mooy maanaam dañoo fexewoon daal ba lëbëje carte gi ba nga xam ne ñii duñu mën a doxal mais heureusement ñoom wax nañ ne avant ñu ñëw gisoon nañ ay mbir yu bëree bëri yéegoon nañ ay mbir yu bëree bëri donc lii nii bu xewee ñoom xamoon nañ ko te ñu ngi ciy bay seen waar te maanaam lii nga xam ne mooy ñëw te ñoom ñu wane lu ñuy wax transparence bu mot sëkk mu nekk li nga xam ne lu raar la lu jafale ci ab nguur maanaam teg yëf yi carte sur table assainir lii nga xam ne mooy gafa réew mi koppar yi fu ñuy dugg ak fa ñu war a dem loolu yaakaar naa ne mun nañ am yaakaar ne fii ak 2025 lii nga xam ne moo nekkoon jafe-jafe yi suñu ginnaaw dañu woon ginnaaw léegi nag laaj bi mooy ñii nga xam ne ñoom ñoo teg ci Sénégal ci contexte bii nii mooy maanaam ñoom ñoo salfaañe chiffres yi ñoom ñoo leb ay leb yi nga xam ne amalul njëriñ Sénégal yu suqali suñu koom ba pare ñu ne ñoom dañuy laaj baatu askan bi pour maanaam ñëwaat di diriger loolu nag lan moo si war a nekk tontu sénégalais yi seen xarit la woon Léon Baltasar le caméléon di leen ñaanal week-end jàmm ak salaam